rajo sunu kër. jaajëfate man la de Henry Poupa Cissé radio yaa ngi déglu suñu kër radio. yéen ñi di déglu rajo sunu kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. Sunuker.com. Sunuker.com. Welcome to Sunuker.com. L'info autrement. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. Mbokk yi lii di émission bu bees tàq l'info autrement di émission bi nga xamante ni Radio Sunuker ak sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. mbokk yi Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa l'Amazon international la Linguère nationale di émission bu amul fenn émission bu leen di dëgtal xew-xewu bés bi dañuy faral di wax naan picc ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf loolu moo waral Sunuker compétence bu ñu ko xamee indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype rajo Sunuker l'info autrement du fenn fudul fii si sunu kër ci kër gi la maison mooy bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu lañu nekk ñu si leneen. c'est vraiment kii ni nga wax parce que addina bi fa doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suba dor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk ci yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu may. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xëy rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sax. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye rek yàlla ko xëy ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur en tout cas président intérieur de
xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon kon loolu day wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di jeudi le 11 novembre 2021 ñu fas yéene faram-fàccee les faits saillants de l'actualité nationale et internationale ñu dem déglu revue de presse bi doog a dellu si ci waxtaan wi. dal leen ak jàmm mbaa yéen a nga ca niki démb kañ naroon naa mel ni weeru mars 2021 weeru woowee nga xamante ne ay bakkan yu bari rotoon na ñeel jàmmaarloo yu amoon ci diggante askan wi ak tàq der yéenikaay yu bari niki tey xëy ji nettali àllarbay démb ki ñeeloon convocation Barthélémy Dias ci kanamu cour d'appel yéenikaay bi di Sud Quotidien naan ñu ndakaaru kañ niki démb daal dinay cof tuuti mars 2021 mbiru ba Ndiaga Diop bi dañ kaa mujjee renvoyé niki benn fan ci weeru décembre bi ñu dëgmal Barthélémy Dias Ousmane Sonko Malick Gakou ñoom ñooñee ñëpp police daf leen tegoon loxo mujjee leen bàyyi ñii di manifestant wu yeewee askan wi moom daal di rajaxe toj fépp rawatina fële sa VDN ba ñu daal di fay taal bam tàkk jëppet ngir daal di leen di yemale seen place police daal di génne ab dispositif bu jéggi dayoo beneen yéenikaay bu xëy ci mbiru Barthélémy Dias léegi coow lu ci amoon niki démb moom moo di l'Observateur naan ñu affaire Bart ak Ndiaga Diouf mi ngi ñëwaat ci dessous report procès bi Cheikh Makiyu Sibi mi nga xam te ne moom moo demandé renvoi wu jugement bi ca cour d'appel ba mi ngi wax ak l'Observateur di ñëwaat ci maître Wade waaye itamit Ndiaga Diouf ak descente bi nga xam te ne ñoom ñoo ñëwee daal dinañ koy def ca Mermoz Sacré-Cœur yéenikaay bi ba tey yemu ca di ñëwaat ci li nga xam te ni moom moo di bis bu tàng bi nga xamante ni amoon na Le Quotidien naan ñu chaud et froid maanaam ci gàttal tàng jër wante mujjee sedd ñeel manifestation yu amoon ci mbirub Barthélémy Dias Vox Populi naan ñu échec de la deuxième vague lañu am bëccëg bu tàng jër gaz lacrymogène yi di jolli waay itamit xeex bi ci diggante way manifester yaaka takk der yi mel ni tuleeg maale Le Témoin naan ñu Barthélémy Dias Ousmane Sonko ak Malick Gakou daal dinañuy amal seen show yéenekaay bi di Enquête naan ñu appelu mobilisation yeewu askan wi ñoom ñooñee daal dinañuy amal seeni loi niki démb ndax dañoo woo seeni militant ñu daal di wàcc ci terrain bi li nu mel noonee lañ ko defee yéenekaay bi di Le Mandat naan ñu gannaaw ay jàmm ndax njiitu réew mi Macky Sall daal dinay jël ndox bu sedd xëpp ko ci li nga xam te ne moom moo di tàkk-tàkk gi am keneen ku bëgg a fay coow li du kenn ku dul Antoine Félix Diome jëwriñ juñ dénk wàllu biir réew mi ci biir yéenekaay bi di L'Exclusif naan ñu appel à l'insurrection yi nga xam te ni ñu ngi koy nemmeeku lu fi amutoon la bu amee rek ku jë politique gi ñoom ñoo ko indi ci mim réew rawatina Ousmane Sonko ak i ñooñam ñoom ñooñee nga xamante ni lu am ñu daal di woo askan wi ngir ñu génn ci mbedd mi yéenikaay bi di Alerte Quotidien naan ñu gis nga lu ñeel procès Barthélémy Dias bi nii état bi daal dina ñuy éviter deuxième vague bi ndax buñ toppoon ñii di ku jëgi la xewoon mars dana fi xewaat ci biir yéenikaay bi ba tey Alioune Tine naan ñu daal dina ñuy sàkku ci kilifa diine yi ñu daal di wax ak askan wi ñu ànd ak dal bañ a taal réew mi yéenikaay bi di L'Info naan ñu mbir mi kañ bombe à retardement dëgg la te boo moyul dina jur ay jafe-jafe ci mim réew Alerte Quotidien naan ko am na benn ndaw soo xamante ni moom ndaamaaru bib bi moom moo daal di jaar ci kawam li nu mel mi ngi xewee fële sa faas yi yëpp di doon ay violence politique yoo xamante ni war nañ kaa mën a càmbaraat ci jamono joo xamante ni ñu ngi waajal campagne électorale bàyyi naa mbiru politique wax lu soxal jàpp nit jàmm ak yéene kaay bi di Libération mu ñuy xamal ne filière libanaise bi daal dinañ koy cerner fii ci diwaanu Ndakaaru maanaam ci gàttal daal dinañuy dakkal seen yëngu-yëngu ay membre yoo xamante ni ñoom ñoo dajale woon seen doole nekk ci seen biir di jël
gone yi di leen promettre ne dañ leen di liggéeyloo ay mindaan noonee rek boo ñëwee ñu daal di lay jàpp def la ab esclave prostitué maanaam ci gàttal jël la yóbbu la Beyrouth di la jaay góor ñi ñu lay tëddee yéenikaay bi du ñu xamal ne jamono joo xamante ni ñu ngi jàpp defkati ñaawteef yi nu mel doon ay libaane fukk ak juróom-ñaari ndaw yu jigéen daal dinañ leen di sauver ndax ñoom ñooñee dañ leen fas yéene woon yóbbu ci mafia bi nga xamante ni base bi du fenn fu dul Oman ak Beyrouth recruteur yi ku ci mel ni Abdul Fofana doon benn Sierra Leone daal dinañ koy teg loxo fële sa Wakhinane Nimzatt ñeneen ñu dugal seen loxo ci mbirub gréewu boulanger yi ñu ngi ci biir yéenekaay bi di La Tribune yéenekaay bi di ñu xamal ne reprise procédure farine bi meunier yi ak industriel yi daal dinañuy suspendre seen mot d'ordre bi yéenekaay bi di 24 heures naan ñu jamono ji kañ mburu daañu ko commencé teggat ndax ñoom ñooñee di boulanger yi daal dinañuy lëwee seen mot d'ordre bi maanaam seen grève bi tegee nañ ko à côté gannaaw bañ amalee ab waxtaan yéenekaay bi di Rewmi Quotidien daal dinay xëy niki tey ci nit yi nga xamante ni ñoom ñoo di jël seen bakkan ci seen coobare bopp maanaam ci gàttal nit ñi nga xamante ni dañuy faral di xaru ci diwaanu Ndakaaru yéenikaay bi di ñu xamal ne lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak ñetti nit daal dinañuy faat seen bopp journal bi naan ba tey góor ñi ñoom ñoo ëpp fuufa jigéen ñiy def li nu mel te mbir mi di pendaison maanaam taxaw takk buum sa baat daal di lang doon na mbir moo xamante ni ñii xaru moom la ñuy faral di gën a def lim bi nu mel téeméer boo jël fanweer ak ñaaree ñi ngi dëkk ci banlieue bu Ndakaaru yéenikaay bi di Les Échos daal dinay xëy niki tey ci Youssou Ndour mi nga xamante ni daal dinay génnee ab woy jagleel ko kii di Thione Ballago Seck moom moomee ci biir morceau bi mi ngi ci xamle jafe-jafe yi nga xamante ni mu ngi ko dund gannaaw ba nga xamante ni Thione Ballago Seck daal dinay làkku beneen yéenikaay buy xëy ci beneen ñaawte fa moom moo di Rewmi Quotidien mu ñuy xamal ne kii ab togole la benn taalibe dëkkandoom la sonal ko lool moom togole bi amul lenn lu muy def lu dul tàngal ndox ba mu tàng jër xëpp ko gone gi mu ngoog duma ci wax benn yoon bu suba ak jàmm wal salaamaaleykum mbokk auditeurs yi ñu dellu ci seen émission di ànd ak mbégte bu rëy di dellu si waat ci beneeni bis ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sénégalais yi fépp fu ñu mën a nekk à travers le monde ku ci nekk ñu lay nuyu sa tur ak sa sant te di leen baalu àq saa yu ñu defee émission rek war nañu bu ñu paree baalu àq par rapport ak prise de position yi nga xam ne dañu koy jël te ni ñu koy jëlee mooy ni nga xamante ne noonu lañ ko sentiré bañ cee ànd ak parparloo jiital l'intérêt de la nation noonu lañ koy bëgg a defee moo tax saa yu ñu dajee ak yéen rek di leen baaluwaat àq ndax ñun ñëpp ay sénégalais la réew mi dañ koo bokk amul first class ak second class citizen du sant moo tax kenn jiitu kenn ci réew mi du askan moo tax kenn jiitu kenn ci réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo bokk ay maam ñoo bokk ay mbokk ñoo bokk dëkkuwaay te ñoo bokk mbëggeel goo xamante ne am nañ ko pour sunu réew te surtout ñun ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew li ñuy dund tax na bëgguñu lenn lu dul sunu réew dox ba ñu mën a ñib ba ñu mën faa dellu ba gis ko muy dox ñuy am sunu wërsëg ni ñu koy amee fii daanaka kon ci la ñuy gën a sonnee pour sunu réew loolu moo waral bu ñuy jël ay waxtaan ak ay position xam naa ñu bari tamit noonu la ñu mel ni ñun ñuy catégorique bañ a bañ nit parce que dafa am kenn koo faral nga koy pousser pour que moom mu am crédibilité tax keneen kële quel que soit alpha rek dañ ko war a combattre dañuy dem ba léegi dañuy créer sax ay fake news quoi waaw loolu moo waral bu ñuy jël ay waxtaan vraiment ñu bëgg a fidèle par rapport ak ñi nga xamante ne ñoo ñuy déglu mën nañoo bañ a bokk nag ni ñu koy interpréter situation bu xew ku ci nekk ak ni nga koy interpréter waaw donc loolu moo waral bu ñu duggee rek daal di leen baalu àq bu baax a baax a baax soxna Rama nag tey ñëwul moo tax ma tàmbalee ak nuyoo bi nga xamante ne moo di revue de presse bi ma dem jëli ji Elimane fële ca Kaolack bu ko defee mu andil ñu information boo xam ne am na fa salaamaaleykum Elimane.
waaleykum salaam wa rahmatullahi Njawar Diop maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xamante ne bii ñooy teewlu rajo Suñu Kër FM fu ñu mën a nekk rek ci biir Sénégal wala ñu nekk ci bitim réew di ñu teewlu rek ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. ñu ngi lay ay ca mu ngi noonu Njawar Diop kon tey jii suñu xibaar tey dañu koy tàmbalee rek ci li nga xamante ne moom mooy dem bi ak dikk bi fu mu toll ni tembe nag fii ci Sénégal ñu gis ne dem bi ak dikk bi dafa xaw a sooxe bu ñu sukkandikoo bu baax a baax ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo nekk ci wàllu woowule ñoom sax ñu ngi yuuxu wàllo wana nekk sax am na benn grève boo xam ne grève nationale bu ñu war a def ci 1er décembre ak le 2 décembre bi ñu dégmal li ko waral nag ñu ngi xam ne secteur boobu dafa mel ni dañoo jël lu jëm ci li nga xamante ne mooy transport terrestre bi rek jaay ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy français yi ñu privatiser ko bay ñoom rek fu mu toll nii tamit rek ay jafe-jafe yu mag lañ ci dund loolu nag bu ñu sukkandikoo ci nga xamante ne moom mooy Serigne Kouta di secrétaire général national bu syndicat des transports routiers fii ci diwaanu Kaolack ni ki démb la doon addu janook taskatu xibaar yi wane naka sax am nañ benn janook taskatu xibaar bu ñu war a def ni ki samedi bi ñu dëgmal ngir wax seen i jafe-jafe ndaxte si ministre bi daf leen wóolu te ñoom fas yéene nañoo bañ a wuyu si ministre boobu ndax ay naxee mbaay dong lañ leen di woowee dañuy teewlu Serigne Kouta mu ngi ci micro Suñu Kër FM. am fukki revendication ak benn ak yoo xam ne jox nañ ko état bi ci gën a dangereux nag mooy Sénégal ministre du transport dafa jébbal li ñuy wax français yi suñu service de transport terrestre mooy que tey carte grise boo koy changé fii Sénégal tey da nga fay 41 000 francs soo ko fayul te kenn du ko changé tey agrément en tant que chauffeur nekk transporteur boo amul nationalité sénégalais dootoo ko am te nit koo xam ne juddoo na fekk ndey ma bàyyam dee amul seen i kayit ñu nekk ci dëkk wàll comme ku mel ni man naka ngay mën a amee nationalité sénégalais licence bi nga daan am tey muy toog à vie dootu jeex nee nañ la licence bi tey su toogatee 1 an day jeex nga changé ko te am na licence yoo xam ne comme mel ni licence entreprise tey da ngay fay 1 million francs CFA un an bu nekk nga fay ministre transport 1 million francs CFA kon kay léegi état Sénégal dafa jël service de transport terrestre rek def ko privé nga xam ne léegi comme xaalis rek da nga bokk comme xaalis da bokk Sénégal dem dikk bi nangu na transport bi rey ñu te Sénégal dem dikk oto boo fi gis amul benn kayit suñu oto yi am assurance am visite technique am ay chauffeur yi ko yor te mënuñoo fexe ba jàppale ñu doxal transport Sénégal état moo njëkk a taxaw di xeex transport te ñun duñ ko nangu danañ dem geraw inshallah taala 12 état woote na altine ministre transport convoqué nañu pour ñu dem altine wuy ji ko mais man li ma wax sama mbokki transporteur bu kenn dem nañ ko ne ba dem geraw le 1er décembre ak le 2 décembre état xam liñ man moom mu xam li man su boobaa suñ dajee dana neex. voilà mu ngi noonu Njawar Diop kooku nekkoon Serigne Kouta di secrétaire général national bu syndicat des transports. mais Elimane allo voilà dafa mel ni Elimane. waaw ñoom ñu ngi waajal bu baax a baax ñu ngi jéggalu dafa am ku doon woote si appel normal. naa kooku moom moo gàllankoor sama appel bi. di wax rek moom sax mu ngi doon wax rek ñu ngi waajal li nga xamante ne moom mooy grève nationale. bi nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi ko war a def ngir banque seen i yoxo ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci secteur transport bi. li ni mel nag ñu ngi ko war a amal le 2 décembre bi ñu dëgmal. ci loolu sax la ñuy desandi ba tey rek fii ci diwaanu Kaolack ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci transport urbain bi. ñu ngi dundoo ay jafe-jafe fu mu toll nii tamit amatuñu benn garage boo xam ne ñu ngi koy gaare seen i taxi yooyu ngir ñu mën a doxal dem beeg dikk bi mu mën a yemb li ni mel nag li ko waral mooy fii nga xamante ne bi moo nekkoon seen garage bu mag foofu état bi da koo nangoon daal di fa def centre commercial digoon leen ab garage nag loolu ba léegi nag amuñu ko ñoom fu mu toll nii tembe fu xat la ñuy gaare ngir mën a yëpp ay client rek. liñ ciy dox mooy tànk jéego paasewul ñun benn taxe boo gis Kaolack bu weer dee mi ngi fay 4000 francs tuuti ak taxe bu la gën a bon Kaolack bu weer dee mu fay 4000 francs tuuti su ko fayul bu ko alkaati jàppee fureer ko te suñ ko fureer dina fay 4000 francs fay 3000 francs contravention ñun état moo ñu jàppalewul état moo jàppalul transport urbain bu Kaolack parce que amuñ fuñ jëm amuñ fuñ leen yóbbu te duñu fayee ko ay droit ñun ñoo amul jàmm Sénégal boo gisee indépendance ñi ko am Sénégal kuñ chauffeur si amul indépendance dañu amul pexe nag rek loolu rek fa ne solution biñ ci wut de xanaa du passé tey lii nga xam ne mooy gouvernance Kaolack bi tey nga xam ne ñu ngi koy dagg-daggee nañ tagg benn côté bi fare ci centre commercial bi def ko garage taxi bu ñu buntu bi fare centre commercial bi nga xam ne tey oto yi mën nañ faa taxaw di feeb di génn yi dem seen yoon loolu wàññiwul dara parce que mairie gouvernance bi defatuñ fi dara nañ tagg benn partie bi nga xam ne fare naa ci centre commercial bi ñu jox ñu ko ñu def ko gaaru taxi man faa dem ak dikk parce que taxi il faut ñu taxaw ci benn Kaolack amuñ fuñ jëm kon solution bi loolu rek la Kaolack ndeysaan Elimane Diop dégg nga kooku nekkoon Serigne Kouta ba tey rek doon attu rek ci li nga xamante ne mooy seen jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom la ñu dund fii ci diwaanu Kaolack mu nekk loo xamante ne lu métti la ñoom nag li ñuy sàkk mooy fi nga xamante ne moom mooy ancien gouvernance bu Kaolack bi nga xamante ne fu mu toll tamit dara amu fa nañu ko xaaj partitionné ko à 2 ñu jox leen fa ñoom ñu def fa garage taxi ndax di daw loolu nag bu ñu ko deful ñoom
fan yi ñu leen fan yi ñu dégg ma rek incha allah ñoom dinañ leen dégg loolu daal moom mooy li nga xamante ne bii moom moo gën a fës ci xibaar yi fii ci diwaanu Kaolack xam naa dañu lay delloo antenne bi rek nga doxal Ndiawar Diop. mais Elimane Serigne Kouta moom d'après li mu wax amul nationalité sénégalaise de te ci dëkk bi la juddoo nee na. non du moom ci moom moo tax muy wax. mais xam nga moom buy wax day waxal ñi nga xamante ne ñoom la jiite. waaw ñoo la jiite parce que moom mooy secrétaire général national des syndicat des transports routiers dafa bokk ci syndicat bi nga xamante ne bi moom moo ëmb Sénégal yi yëpp 14 régions yi nga xamante ne ñoo nekk ci Sénégal yëpp dañoo am ab syndicat boo xam ne moom moo leen boole. loolu nag syndicat bi moom mooy kaasal ñi nga xamante ne ñoom ñooy chauffeur si seen i jafe-jafe moom nag fii si diwaanu Kaolack moom moo jiite. syndicat boobu noonu teewal fii syndicat yi nga xamante ne ñoo nekk au niveau national. waaw nekk itam secrétaire général bi kon buy wax rek day ëmbaale ñi nga xamante ne ñoom ay chauffeur lañu. waaw te seen i yaay seen i papa gaañu. te boo amee loolu noonu pour nga am li nga xamante ne moom mooy nationalité sénégalais day yomb papier bi. pour nga am ko du yomb. waaw mais loolu xam nga tamit koo xamante ne yoruloo këyit. est-ce que war nañ la autoriser ngay ubbi business wala ngay dawal ci tali bi te amuloo këyit. est-ce que ñoom du ñu doon def seen priorité dem lijjanti seen këyit yi ba noppi. doog a mën a am casse légalement parce que ay nit mën nañu infiltrer def ay yeneen affaire ci mbirum transport bi aussi. d'accord mu ngi noonu nag loolu nag moom mooy wax ji. loolu waral nag ñoom fu mu toll ni tembe xamatuñu sax fan la ñuy taxawee. voilà boo tax nag wax ji fan yi bari na torop. li ni mel nag ñoom nag nee nañu samedi bii ñu dégmal dinañ def ab ndaje. xool naka la ñuy waxtaanee rek ba ñoŋal li nga xamante ne moom mooy seen secteur boobu. waaye nag grève bi nga xamante ne mooy grève nationale bi. boobu moom dinañ ko def. ndeysaan mooy mars boo xamante ne Sénégal yëpp danañ ko def daal. jërëjëf Elimane ñu lay gërëm di la sant ci woote bi indil ñu li nga xamante ne mooy information bi xew ca Kaolack ci mbirum transport bi li ma ciy jox sama input rek mooy wax dëgg yàlla autorités yi tamit dañu war a def seen liggéey. dañu war a def seen liggéey koo xamante ne amuloo këyit li nga war a lijjanti njëkk mooy këyit même boo doonoon sénégalais bu dem bitim réew. parce que des fois dañuy comparer suñu bopp lu ëpp ci waa bitim réew mais bitim réew même boo fa nekkee te amuloo këyit am na yenn liggéey yoo xam ne doo ko mën te doo ñemee naan da ngay kaas say droit te pourtant yaa ngi ci réew ma toog donc jàpp naa ni bala ñuy lijjanti seen affaire lii cher na ak lee cher na nañu wut këyit d'abord nañu wut këyit luy wane ni ci dëkk bi la ñu bokk bu ko defee ñoom bu ñu booloo ñoom ñëpp nekk ci yoon dinañ mën a xeex seen droit. xam naa dinañ suivre dossier boobu fu muy mujjee ak grève boobu mbokk yi ma dellu si nag ci li nga xamante ne bokk na ci fait saillant yi du jour mooy xew-xew bi nga xamante ne moom moo xewoon démb di woo bu ñu woowoon Barthélemy Diaz ca cour d'appel ginnaaw bi mu defee appel ci kaawam bi tey boo xoolee journaux yëpp moom la ñu reprendre ñi ëpp ci journaux yi nag li nga xamante ne moom la ñuy wax dañoo xaaj xam nga Sénégal mooy réew moo xam ne fu mu toll nii journalistes yi ci seen bopp dañoo syndiqué ci biir parti politique yi am ñenn ñoo xam ne nguur gi ci boppam moom la ñu àndal donc rencontre démb bi boo liiree ci journaux yu bëri li ñuy wax te ñu ànd nguur gi mooy démb échec am na même bu fekkee ne c'est une mobilisation boo xam ne bu doy waar la confrontation entre les forces de l'ordre ak ñi nga xamante ne ñooy militant wu parti de l'opposition yi ñoom jàpp nañu ne faillite la te lii moom mooy waral li nga xamante ne daanaka ñu bëri ñi doon ay technicien di interpréter xew-xew yi nga xam ne mooy xew ci réew mi loolu lañ doon ñaawlu mooy maanaam soo banaliser manifestation soo ko banaliser bis boo soxlaa réellement boo moytuwul doo am nit ñu la gis parce que du ànd ak seriousness maanaam du ànd ak sérieux boo seetloo jamono yële ñu génn weer yële ñu génn wala nga ne daaw
dañu doon def bu àjjuma jotee rek groupement yu ndaw yi nga xamante ne ñoo fi mujj créer depuis Y'en a marre bi mu amee ba léegi li ëpp ci li ñuy créer mooy ay frappe fii ay ñoo lànk ay Sénégal li maanaam ay micro groupe yoo xamante ne bu àjjuma jotee rek bu ñu jullee ba pare comme que jàpp te li tax ñu choisir àjjuma bi mooy gars yi dañuy julli grande mosquée ba pare ñu ne comme que jege na place de l'Obélisque jege na Colobane ak Fass xëy na bu ñu leen mobiliser ñu daje foofu dinañ mën a def benn marche pacifique pour am mbooloo à la longue loo ci gis bu ñu fa dajee woote fa manifestation kenn du ñëw day doon fiasco dama bëgg a wane rek li nga xamante ne mooy boo demee ba bëgg a def benn woote boo xamante ne da nga koy abuse noonu lay mujjee même site internet yi noonu la mujjee léegi ku ci nekk am nga sa site internet day dem ba nga xam ne information bi ak fake news bi maanaam am na ñoo xam ne bu ñu yeewoo sax du ñu nangoo lire lan moo xew ci site yu internet yi wala canal YouTube yi parce que ay fen la affaire bi day dem ba monotone par exemple da ngay gis koo xam ne boo demee ci site internet am wala ci YouTube canal YouTube am day def benn titre bu garaaw pour que nit ñi cliquer ci moom jubluwul ci informer nit ñi mais dafa jublu ci wutum clic ci loolu la ñu toll aussi ci mbirum foofu la ñu toll aussi ci mbirum manifestation yi dama lay wax rek ne sénégalais lépp loo xam ne dafa yomb ci moom dañ koy abuser bi ñu demee ba nga xam ne Abdou Diouf nee na jàkk jàngoo ku mu neex nga noddu gis nga parti politique yi dañoo dem par milliers pléthore de partis politiques yoo xamante ne yow da ngay créer sa parti politique yore ko à la fin xam nga lan lay jariñ loué tey gëm sa bopp amul récépissé mais récépissé keneen lay demee ci élection yi Moustapha Niass récépissé keneen la demee woon Djiboka ba mu bàyyee waa parti socialiste récépissé keneen la demoon ci élection législative yi c'est-à-dire que ni nga xamante ne moom la ñuy bëgg a liggéeyee moom moo baaxul ku ci nekk da ngay wut sa mbirum bopp nag moom moo ñu indi ci état bi nga xam ne moom la ñu toll te loolu ça risque d'être un fiasco pour l'opposition moment bi nga xamante ne moom ci la vraiment soxlaa nit ñi parce que pour man li jar mobilisation ñu koy def mën nañ koo def bu fekkee ne dañuy massifier sunu parti politique ñuy def ay rencontre daje ak citoyens yi expliquer leen ñun li ñu bëgg a liggéey soo xëyee dem gox bi bu subaa nga dem beneen gox bu subaa nga dem beneen gox di massifier sa parti mais bu fekkee ne yow ci ay manifestation coup de force nga koy defee c'est parce que xamuloo réellement lan mooy militantisme ak lan moo tax a jug politique démonstration de force bi du ci nii lañu ko war a defee sénégalais dafay wut visibilité ak ay ñaata nit ñoo may suivre ba nga xam ne dañoo teg baar bi benn standard boo xamante ne yow boo amulee nangami view ci lii rek yow pour yow kenn déggu la quoi da ngay dégg ku naan la live diw bi nangami view la am mais diw ba mu doon def ay 1000 am na ñoo xam ne bu ñu lay woo sax dañu lay fen di la wax naan la seen live bu ñu koy def ay milliers de personnes ñoo doon dugg en même temps te pourtant Facebook du fen boo demee Facebook daf lay wax ñaata nit moo leen di xool ñu bëgg ay nit ñu bëgg ngay reprendre seen émission ay nit ñoo xam ne dañ lay wut pour wan la ne am nañu visibilité la baax na mais nekk ci yoon moo ko gën parce que boo nekkee ci yoon yàgg di nga am visibilité soo dee def politique ci yoon wi nga ko war a jaaree mën naa yàgg waaye yàlla dina la may ndam boo ko defee ak yàkkamti doo dem da ngay bokk ci ñi nga xam ne dañuy def buzz après disparaître xool leen ko rek ci 20 ans yi ñu mujj ñaata ñoo fi nekk di def buzz te après dañuy disparaître que ñu nekk ci diaspora bi que ñu nekk Sénégal c'est parce que am na ay étapes yoo xam ne dañu koy sauter politique dafa am yoon koo bokkulul gis-gis bañ a nax saay bu mu tax nga ànd ak moom
bokk ennemi bu mu tax nga ànd ak koo xamante ne bokku leen vision ndax yàgg-yàgg da ngeen di laale de ñu bokkul yoon mënuñoo ànd bu ñu naxantee ànd kenn dina préparer bàyyi moromam wéet affaire bi du ñoo bokk ennemi comme niñ koy waxee naan l'ennemi comme ni ñu koy waxee l'ennemi de mon ennemi est mon ami du dëgg demewul noonu bis bu ñu demee ba yaakaar ne l'ennemi de mon ennemi est mon ami bu boobaa yow ki nga xam ne moom ngay wax te actuellement te ay circonstances tax mu nekk sa ami dina doon sa ennemi di ngeen laale gars yi bokkuñu ni ñu leen yare gars yi bokkuñu ay vision bokk nag situation bu taxee nga lëkkaloo ak nit day yàgg-yàgg rek dinañ leen langal suivez mon regard te ngeen xool ñii ànd tey ci opposition bi préparer leen parce que dinañ leen tëggal bërsi mënut a ñàkk parce que c'est des solutions insolubles lenn moo leen motiver mooy ñoo bokk ennemi te du noonu la ñuy defee noonu la ñu koy àndee maa ngi lire ci presse bi tey li ma doon wax démb rek une certaine presse di def les éloges du général Moussa Fall ndeysaan ñu koy tagg ci article bi di wax ne ginnaaw ba nu ko fale bii mooy vraiment première épreuve bi nga xamante ne am na ko mu jëm ci manifestation yi nga xamante ne mooy yi Barthélemy Dias organisé woon vraiment ñu ci article bu boo ko gisee ñu ngi ko tuddee le général Moussa Fall réussit son épreuve de feu moo tax ma leen di wax ne ma doon wax démb ne leen da ngeen di may ñii fu ñuy entraîner parce que des fois tamit gis nga di nga def sa tactique ba noppi mais boo amul entraînement doo mën a xam ndax yow li nga jàng mokk na loolu moo tax ñuy def examen da ngay jàng ba pare ñu ñëw yóbbu la pour nga def examen boo dee jàng sax te defuloo examen wóoru la ne di nga jàll donc examen yooyu ñuy organiser ci école yi pour mettre la ci condition yooyu noonu maanaam di organiser ay manifestation yoo xam ne jotul ci lii la ñuy yóbbu mooy permettre ñii nga xamante ne ñoo ñu jiite te pourtant nous avons une armée républicaine nous avons une police nationale vraiment républicaine ndax ñoom lu mu bon ki ñu doon dóor tey bu subaa bu doonee président buy dóore waate dañuy ànd ak moom di dóore waate ñoom yat rek lañu ku ko gàddu koo dóor moo ko yëg ñoom yat rek lañu yat jéemu ñoo juger ndax lii baax na wala lii baaxul jéemu ñoo juger ndax lii jaar na yoon ak ànd na constitution bi ak ñoom seen yoon newu ci ñoom yat kese lañu ku ko njëkk a gàddu toog ci palais bi soo ko gàddoo koo dóor baax na ñoom noonu la ñuy doxee xam nga loolu moom boo ko gisee tamit garaawul quoi yow bu la yàlla dimbalee boo jiitee réew mi bu la neexee nga dóore bu la neexee nga ne nit ñi dama leen di yërëm naa leen protéger naa ko organiser d'une manière kooku mooy président boo xamante ne vraiment dafay doon nit ku jub nit ku baax mais au lieu ngay dóor citoyens yi nga protéger leen manifestation am na nga encadrer ko nombre d'éléments yi ngay génne pour def répression moom ngay génne pour encadrer ko malgré les provocations noonu nga war a doxalee malgré défi bi nga xam ne sax opposition bi dala koy jox des fois di la provoquer nga encadrer leen léegi nag li may wax mooy Barthélemy Dias il risque gros parce que boo ko gisee démb joxe nañu ne information buy wane ne maanaam yóbbu nañu ndaje mi ñu waroon am ba 1er janvier nee na avant même moom muy génn këram mais moom nee na jotul dara lu koy wax ne maanaam reporté nañu ko organiser na gars yi woowoon nañu ko
gars yi changé nañu ko waaye teewul moom nee na day dem parce que nee na yëgu ko te nekkul ci presse bi la koy yëgee tax na mu jël décision nee na dootul wuyooti justice xam nga gars yi ni ñu def Khalifa Sall ba nga xam ne amatul éligibilité ren maanaam doon candidat pour jiite dara ci réew mi ci wàllum politique ñu fexe ba fi ñu toll nii ñu def ko Khalifa Sall ak Karim Wade moom ñoom laa bëgg a wax ni ñu leen def daanaka la même chose ci même logique boobu la ñu jëm pour def ko Ousmane Sonko mais aussi pour def ko Barthélémy Diaz ndax Barthélémy Diaz appel bi moom bi ñu ko première cour d'instance bi ñu ko njëkk a condamné dañu ko condamné à 2 ans dont 6 mois ferme mais nag xam nga am nga droit def appel soo defee appel cour bi li muy def mooy soit mu daan ñële ne li ñu def du yoon mu jox ko ndam li wala ñu confirmer moom li nga xamante ne moom la ñu ko condamné woon wala sax yokk ko mën nañ ko sax yokk bu leen neexee bu ko defee moom bu ko neexee léegi nag mu dem cour suprême ñooñu décider mais li ñu xam ko mooy yoon wi ñu jaarale Karim Wade ak Khalifa Sall moom la ñu bëgg a jaarale Barthélémy Diaz mooy même si bu élection janvier yi jotoon Barthélémy Diaz gagné su fekkee ne cour d'appel bi dafa confirmer li nga xam ne moo xewoon moom ci boppam dootul nekkati maire de Dakar bu ko nekkoon donc Barthélémy xam na moom li muy risque yi nga xamante ne moom la am moom xam na ko te lii am na ci loo xamante ne politique moo ko lal ndax président bi koy topp tey démb moo nekkoon avocat-wam bu ñu fàtte ni bi loolu xewee Ablaye Wade fi nekkoon dem na ba kër Barthélémy Diaz massawu ko condamné Ndiaga Diouf condamné nguur gi nga xamante ne moo jiite woon réew mi ci moment boobu loolu yëpp defoon nañ ko ne Barthélémy Diaz deful dara dégg nga gars yi ñoo def seen yëfu saay-saay ñëw ci bureau et il a le droit de se défendre donc mbirum Ndiaga Diouf bi mbirum caaxaan la dégg nga naka la ko tuddee sax self defense la daanaka loolu moo doon waxu Macky Sall te defu ko benn yoon def na ko foofu bi mu demee ci télé Walfadjri aussi def na ko yor naa élément bi mënoon naa ko sax teg ngeen déglu ko mooy wane ne des fois il faut que nit ñi tamit nga xam ne ñun ñooy doon population bi ñuy seet ñun lan moo ñu arrangé ñu bañ di teg suñu émotion maanaam ci waxu politiciens yi ndax politiciens yi lenn dafa nekk ci ñoom bu seen intérêt nekkee en jeu ñu xam ne yaakaar nañu keneen ki dañu koy supporter quel que soit lu mu mën a def même bu fekkee dafa rey nit même bu fekkee dafa sàcc alalu réew mi dañu koy supporter quel que soit alpha parce que ñoom ñoo bokk camp waaye bis bu ñu demee ba nga xamante ne ñoom seen intérêt personnel moo nekk en jeu dañuy jamante ay paak amoon na fi ay jamono yoo xamante ne Barthélémy Diaz ak Malick Noël Seck mburoog soow la dem ba mu yàgg ñu doon kenn ki ne trahel nga sa morom la même chose avec Ousmane Tanor Dieng la même chose avec ki nga xamante ne moom moo di Khalifa Sall la même chose avec Macky Sall donc ba amoon na benn sortie boo xamante ne ginnaaw bi Macky Sall di doog a fayeeku kenn saxalu ko xorom kenn saxalu ko suukar Barthélémy Diaz dafa def benn sortie di wax ne ñun politiciens yi xam nga des fois dañoo doy waar mais ay propos yu garaaw yoo xamante ne tey bokk na ci VAR bi gars yi di génne di ko partager démb mooy xamoon nañu ne Ablaye Wade il avait droit à un 3e mandat waaye ñoom mais teewul dañ ciy këpp kaani Abdoulaye Wade mosuto am droit à un 3e mandat parce que des fois nit ñi dañuy defe ne ñoom ñoo gën a dégg français nit ñi parce que ñoom ñoo nekk ci micro yi
dañuy interpréter règle yi ni mu leen neexee wala ñu koy def parce que dafa am kenn koo xamante ne dañ koo war a neexal mu ne Macky Sall dañu ne 2 mandats dañu ne Macky Sall ñaari mandat de 5 ans la constitution bi wax donc moom bu bii jàllee am na droit dégg nga mu jàll mu defaat ba 2024 2029 loolu yéen ñëpp gis ngeen ko parce que yéen a ngi koy partagé wante alors que loolu mu wax c'est erroné c'est une erreur monumentale et c'est pas du français parce que ñun ñëpp ñoo ko jàng mais li muy fàtte mooy dafa am benn article bu tëj loolu yëpp te Macky Sall waxal na ko boppam mooy nul ne peut faire 2 mandats consécutifs mooy lu mën a xew rek kenn du jël ñaari mandat yu tegloo di ko def ci bopp réew mi te loolu dafa wuute woon ak bi nga xamante ne moo fi nekkoon te Abdoulaye Wade jël ko ni ñu ko bindee bokkul ak ni Abdoulaye Wade bosu Abdoulaye Wade sax moo gënoon a neex a def mais ñun dañoo basé woon ci waxu Abdoulaye Wade bi mu ne bi ko français bi laajee mu ne ko kii bi jeex na kenn mënu fee def ñaari mandat yu tegaloo te xam nga loolu li tax Abdoulaye Wade def ko mooy boobu mu ngi doog a toog Macky Sall tamit boo ko gisee muy doog a toog mooy gars yi tant que ñamaguñu affaire bi dañuy am toujours maanaam le bon sens parce que affaire bi boo ko ñamee ba mu neex ku la neex nga dóor ku la neex nga tëral sëriñ si di la jox respect boo ñee nar a toog ci kaw suuf sax ñu la toogal ci kaw ñu naan la yaay kilifa réew mi yaay buuru réew mi kuy sawi tàggoo la kuy dem ginnaaw kër tàggu la maanaam lépp lu ñu def lu la neex ngay def ci réew mi parce que ñun buur la ñuy fal du ñu fal président loolu boo ko bànneexoo ba mu mat ñaari at jëm ñett wax dëgg yàlla da nga naan lii de bu continuer woon moom ba may dee moom day neex waaw noonu ngay def Abdoulaye Wade ba ma koy wax ca premier mandat ba la ko waxee woon waaw léegi nag Macky Sall moom it bi muy wax ne damay wàññi de 7 à 5 ans mu ngi doog a toog xamagul woon neexaayu mbir mi mais bi mu demee ba 2015 di jege mu xam ne lii nag moom saa waay neex na ba taxaajoo bu ma ko wàññee musiba dal ma affaire constitution fi la indi mu ne constitution bi moom dul bàyyi indi référendum bi muy wax aussi ne dama tëj débat bi nangam sangam boobu it desoon na ko boobu deseegul ñiitaatu te fu mu toll nii ñiitaatu la nekk ngi ñiitaatu li ko dese léegi nag mu ngi tàqamtiku ne bu fi amoon nag gën a tee neex moo tax ku wax mbirum Macky Sall jeexal nañu dàq la léegi nag Barthélemy Dias bii mooy bi nga xamante ne dañu koo génne ndax Macky Sall moo ko génne ñoom Macky Sall ñoo ko lijjanti procès bi ñu lijjanti ko ndax moom mu ngi nekk député même te ma nga nekkoon ca biir prison ba fa la nekkee député te loolu yëpp Macky Sall la ko manigancé ak waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko manigancé léegi nag bu génnee il faut que mu wax loo xam ne da leen di neex ci la waxee propos yi. La constitution du Sénégal à l'heure où je parle elle parle de ñaari mandat wu juróomi at. La constitution du Sénégal ne parle pas de mandat de juróom-ñaari at. Donc le mandat de Macky Sall 2012-2019 constitution du Sénégal du ko considérer. Non du ko considérer. Tu parles français, tu le comprends, je parle français, je le comprends. La constitution du Sénégal dit que ça c'est grave, hein? La constitution du Sénégal dit que tout Sénégalais qui devient président du Sénégal a droit à 2 mandats de 5 ans. Macky Sall amagul mandat de 5 ans. Donc Macky Sall, ces 2 mandats de 5 ans, selon la constitution du Sénégal, c'est le mandat 2019-2024, 2024-2029. Voici les 2 mandats que Macky Sall peut briguer selon la constitution du Sénégal. tey dinaa la wax benn confidence. bu ñuy xeex Ablaye Wade ci 3e mandat bi xam nga ñun nag xam nga ñun politiciens yi des fois dafa am ñu yàlla bindee man te ñun on savait que Abdoulaye Wade avait droit à un 3e mandat. xam nga lii ay wax yu dangereux la Abdoulaye Wade bi ñu koy xeex ñaata nit ñoo ci faatu ana ñaata nit ñoo ci faatu ana ñaata business ñoo ci yàqu
léegi man dama bëgg a laaj ndax ñii nii jar na ñu leen di def confiance ñuy wax sax ñu leen di déglu quoi non 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 c'est du sérieux c'est du sérieux c'est du sérieux la vie des Sénégalais en dépend ñu ñëw loo xamante ne xew na ba noppi nga bëgg di laamisoo ba tax ngay jël yenn position yi ci politique loo xam ne kenn waxalu la kenn solo la tàmm mais ñoo xamante ne dañuy jug nar a ànd ak moom sax war nañoo def erreur je n'ai rien contre l'homme mais nag sunu réew mi nañu fexe ne nañu xam ne duñu ko saax-saaxee gars yi am na ay intellectuels yu mën a jiite réew mi ñu fi nekk ñu ragal ñoo xam ne dañoo ragal a wax ndeysaan pourquoi parce que dañu xoolal nit am na yenn comportement am na yenn tempérament yoo xamante ne sax njiit du ko yore parce que njiit boo xam ne bu ñu waxee ñaar nga ne ñun ay yore nañu ay fital comme yéen li différencier civil bu yore fital ak un militaire bu yore fital mooy civil bi fitalam c'est pour garantir sa propre sécurité au cas où sécurité amul loolu lay jariñ mais policier bi yore fital c'est pour garantir la sécurité des Sénégalais affaire bi nekkul ci fital xam nga Sénégal dafa nekk réew moo xamante ne ñi ñuy woowee ñëpp ay el pistolero c'est parce que dañoo am droit yore port d'arme léegi nag loolu la ñuy tiitaroo ci ñi nga xamante ne yoruñu ko mais bu nit ñi jàkkaarloo woon ñu jël arme teg ko fële jël jaasi jël paaka teg ko fële dinañu seet kan la ñuy wax defal mu def ko ak kan la ñuy wax bàyyil mu bàyyi ko yaa ngi dégg dafa am ñoo xamante ne dañ leen di wax ne dañoo yore la gâchette facile parce que dañoo am opportunité yore arme am ñoo xam ne yoruñu ko amuñu opportunité yor ko ñi am opportunité yore ko nag seen guerrier foofu la ñu koy wane. moo tax bu ñu nekkoon ci réew mu mel ni Amérique nga xam ne ku ci nekk yaa ngi yore sa fital sa néeg nga xam ne benn ci constitution Amérique moom moo ko may droit pour ñoom maanaam américain bu ci nekk nga mën a yore sa fital loolu bu ñu ko defoon Sénégal chaque jour nga gis lii am ci meurtre mooy ëpp lii am fii léegi nag ñi nga xam ne dañu koo yore ñu leen di woowee el pistolero fu ñu doxee maanaam boo leen sëqatee sax ñu jël tiire ci kaw ne def naa tir de sommation parce que am nañu possibilité ñu jox leen autorisation ñu yore port d'arme am na yenn réaction yoo xam ne bu ko nit yoree waruñu koo wóolu mu doon njiit te sunu réew mi fu mu toll nii dañ koy saax-saaxee léegi nag nee na moom du wuyu ji dootul dellootu tribunal loolu ça veut dire beaucoup de choses am na interprétation yu bëri yuñ ci mën a am parce que buñ la condamné nga def appel amuloo yaakaar ne di nga ko gagné parce que peut-être la justice est biaisée te loolu on n'en doute pas Sénégal moom réewum justice moom boo waxee ne am na fa da ngay nax sa bopp rek réewu bras long la boo amee bras long mën ngaa bañ a am problème waaw sa affaire sax mën nañ ko étouffer c'est en quelque sorte li nga xam ne moo am ci pays occidentaux yi ni nga xam ne noonu la ñuy sawaree ci nit ñu ñuul ñi saware wuñ ko ci bu dee tubaab la dinañ ko négocier ci coulisses yi ba du jëm ca kaw ñu régler ko il faut que mu doon cas bu garaaw muy doog a jëm kaw ñun nag sunu réew mi boo doonee doomu kilifa bu am connexion rek mën a ràbb rek même bu jëmee kaw dinañ ko étouffer fu mu toll nii xale yi nga def ne xam ne ñoo overdose woon ci drogue boobu noonu kenn xamul fu mu mujjee am na doomu milliardaire buñ ci arrêté woon kenn xamul sax ba léegi ndax mu ngi kaso ba léegi wóoruñu am na ñu fi rey ay nit ñu xëy suba génne leen yooyu yëpp am na ci sunu réew mi même bu fekkee ne dañoo amee justice bu doy waar mais boo nee yow doo dem te yow yaa defoon appel c'est parce que am na looy jàngee fenn ba léegi am na ñuy interroger wu est-ce que procès Ousmane Sonko dina am na ñu koy laaj mais nag boo amee njiit boo xamante ne dafa jiite réew mi
am benn sëriñ boo xam ne daf doon def ay centre de redressement jàpp ay nit tëj leen ci ay kaso yi te état rek moo am droit tëj kaso ñu tëj leen ci ay kii nee na dañ leen di redresser ñu ne dañ leen di dóor ñu ne duñ leen jox ñu lekk ku ci nekk di complaindre ba moom mu taxaw ne bu ñu ma naree tëj kaso nañ ma yóbbu Poroxaan njiitu réew mi ne am na kilifa yoo xamante ne boo leen jàppee réew mi tàkk doo ko def xam nga loolu daf lay war ne kon réew mi am na 2 poids boo xamante ne moom la ñuy peeselee ku ñàkk alal ak poids boo xam ne moom la ñuy peeselee ku néew doole ku néew doole ak ku am alal am na poids boo xamante ne sa autorité fi mu toll moom lañ lay peeselee ak koo xamante ne amul dara ci autorité ci réew mi ab baadoola la rek kooku moom bu defee dara da nga koy jàpp tëj ko ci kaso bi te loolu mooy li nga xamante ne moo xew bitim réew loolu la Macky Sall wax ci kaa yooyu kilifa goo xamante ne boo ko jàppee réew mi tas nekk ci insécurité totale xam nga ni loolu doo dem di ko jàpp est-ce que loolu moo ñu nar a yóbbu tey ci événement mois de mars bi que ni Ousmane Sonko ay mbiram kenn du ko leeral te pourtant dañ koo war a leeral dañ koo war a leeral libéré ko ndax man xam naa ñoo xamante ne àndoon nañu ak moom te ci li ñu ko tuumaal nii la ñu ko bàyyee ak ñoo bari donc nanu ko setal ndax mu mën a def politique am tranquillement am na ñoo xamante ne ay ennemi woo politique am lañu ci lii la ñu bëgg a branché wu pour topp ko illaa yow mi diin ci wàllu politique di ko rappeler kon quel que soit alpha dañu war a jukki lu xew foofu noonu dañ ko war a jukki mais nag président bi comme que essayé woon na ko am ay moor ba moom nguuram nar cee daanu donc nañu jël wax jooju dugal ko ca la mu waxoon ca waa jooju la mu defoon muy am na kilifa yoo xam ne boo leen laalee réew mi yëngatu kon kenn du leen laal xam nga sunu njiitu réew mi amul fit te lii dafa war a ne moom impérativement dafa war a def la séparation des pouvoirs dans ce pays parce que yow bu fekkee amuloo fit yow da nga def ne réew mi yow yaa ko war a yore sa loxo lépp luy dox yaa koy doxal te yow amuloo fit da nga ko war a séparer nag 3 pouvoirs yi ku ci nekk nga jox ko dooleem teg ko ci loxo ko am fit koo xam ne day waat ci alxuraan ndax nee nañu ay jullit lañu fii jox guñ fi benn chrétien muy gérer ci ñetti 3 pouvoirs yooyu ay jullit ñoo ko yore doo ay chrétien bu doon ay chrétien sax ñu andil leen bible bi te ñoom lu nu waat danañ ko def ñoom ñi gëm nag chrétiens yi laa waxuma ñiy féegal yooyu noonu ñooñu nga xam ne ñoom duñu ay jullit li ñu waat yépp ci seen école yi ñu ngi koy def moo tax ñoo dàq école ci réew mi boo amulee fit jëlal ñetti nit ku ci nekk nga yow yaa yore benn bi doxal yeneen ñaar yi ay jullit ñu waat ci alxuraan devant Dieu et les hommes devant le prophète ñu waat ne dinañ dox seen liggéey te duñ ci am xajj ak seen pas ñuy def yëfu tubaab yooyu nga xam ne gëmuñu ko te loolu du waat ci ñun ay je le jure di fen rek bu ëllëgee président bi woo la ne la defal ma nangam nga def ko boo amulee fit boobu wutal yeneen ñaari nit nga jox leen pouvoir judiciaire bi ñu doxal ko ñu seet ku fi def ay caay-caay ndax danañ ko jukki wala duñ ko jukki loolu la réew yi di silwi say def nga xam ne yow yaa yore benn pouvoir bi yow doxalal sa pouvoir politique rek sa pouvoir exécutif yow dañ la wax da ngay exécuter doxal ko mais boo bëggee yow justice bi lu fiy dox nga ne def leen ndànk kat kooku sama militant la de def leen ndànk kat kooku sëriñ la de borom doole la de def leen ndànk de kooku sama collaborateur la wala kii sama parti politique la dossier boobu def leen ci ndànk nga doon un politicien ba pare bëgg di jox ordre des techniciens de la justice amul sens gars yi nañu waxante dëgg xam nga réew mi tamit buñ ci nekkee te duñu waxante dëgg ay yëfu caaxaan rek la ñuy def ay nit di frustré di woote comme li fi xewoon démb ay frustration la te doo leen mën a blâmer à 100% parce que noonu la ñuy defee cam langal ci kaw ñi jiite réew mi
mënuñu leen blâmer soo leen blâmer sax tu as tort parce que c'est comme ça que le pays marche mënoo leen blâmer dañuy cam lambal di taf di yëngal di bloquer loolu rek la ñuy def ci réew mi suñ la naree tëj kaso ñu ne la convoqué nañ la nga dem ci commissariat ba ñuy def enquête joxal diw nangam waaw yow jox ko dara rek ñu téye dossier bi ñu bàyyi la li may wax ni dama am lu ma ci xam fan yële rek semaine passée lañ may nettali kenn ku ñu xam koo xamante ne dafa am lu mu doon def loo xam ne yoon da ko doon tere mais moom xamu ci sax dara mu def ay publicité ci internet bi gars yi ñëw fekk ko fa bi def comme ay client lañ bi ñëwee fekk ko fa mbirum luyaas la quoi mbirum luyaas fekk da nga war a am ay këyit yooyu jaar pour mën di louer yu demee noonu brigade des mœurs ñëw jàpp yóbbu commissariat am ñu xam am ay tur yu mu wax ñu xamanteeg ñoom ñu ne ko léegi xoolal neexalal gaa yooyu rek booy bi génn dem foofu négocier génn dem ñooñu defe ne neexal na fekk neexalul ñu ubbiwaat dossier bi songuwaat ko moo lay wan ne doxaluñu yoon li ñuy doxal mooy ñaata nga fay bàyyi loolu rek la réew mi dañ koo yàq mais nag bu fekkee njiitu réew mi noonu lay doxalee mais kon sénégalais yi ngàcce ngaalaama wakkee njiitu réew mi mooy wax yu demee noonu te di ko doxal kon ne man sénégalais yi kon xaw ma nu ñuy def bon bu ñu jàppee koo xamante ne xam na xalif général bu ñu waxee dañ koy bàyyi mais bu dee cause politique duñu ko bàyyi comme ni ñu def Karim Wade ak Khalifa Sall ñëpp ñaan nañu ñu bañ waaye bu dee nag loo xamante ne moom bu ñu ko defee du doon benn menace pour président bi dina ko bàyyi mooy wax ne réew mi lépp dafa dépend ci humeur ak intérêt ki nekk en position de force li muy bàyyi di ci gëmm bëtam day fekk du doon loo xam ne da koy gaañ waaye buy doon loo xam ne da koy gaañ moom yow autorité boo mën a am ci àdduna bi boo ko ñaanee du ko may parce que da koy gaañ affaire intérêt la léegi nag l'intérêt de la nation ñi nga xam ne dañoo néew doole yaakaaruñu lu dul ci loi bi muy constitution bi yaakaaruñu ci droit bi lu dul ci droit bi leen constitution bi jox yaakaaruñu lu dul ci police bu leen war a mën a aar wala gendarmerie wala armée sur le plan extérieur ñooñu bu ñu amalee loolu kon ñoom ci fan la ñuy bàyyeeku doo mën a wóolu sa justice moo tax sénégalais yi loo wax rek ñu ne la bàyyi naa koog yàlla moo fa la mbir yi frankulaayo waaye yàlla bay sa tool waroon nañoo mën bala ñuy wax ne bàyyi nañoog yàlla mu neex ñu nga xam ne am nga ay yoon yooyu jaar ba mënoon koo faj ba noppi mais yow nga choisir ne bàyyi naa koog yàlla bu ko defee yàlla fajal la mais gars yi bàyyi naa koog yàlla mooy ñàkk pexe mooy ñàkk wóolu sa justice mooy ñàkk wóolu sa police mooy ñàkk wóolu say autorité léegi nag ñi am doole ñoom ay fital la ñu yore dañuy fajal seen bopp parce que tamit loolu réplique la et loolu ça crée l'anarchie dans un pays les frustrations accumulées anarchie rek lay génne moom rek lay génne sénégalais yi di exploiter seen moroomu sénégalais yi fu mu toll nii ku xamul dara wala nga ignorant wala nga ñàkk xam-xam wala nga naïf ci réew mi di nga ci sonn lool ndax gars yi seetatuñu yàlla dañ lay exploiter rek xoolal tey bi ñi ñu jàpp ñu doon génne ay sénégalais ne leen dañ leen di wutal liggéey ci réewu naar yi te tey am na ay africains yu dul jeex yu nekk ca émirat arabe bëgg a génn mënuñoo génn ndax naar yi bu ñu la wutalee liggéey boo duggee seen dëkk li ñuy njëkk a def mooy nangu sa passeport boo amulee passeport doo tukki nga nekk fa esclave pour l'éternité jàpp nañ ci fan yi ñu bari ñu naan dañ leen di wutal liggéey ca Beyrouth ñun waa Beyrouth lan lañu dañoo ëpp jàmm ëpp ñu jàmm waa Liban lan la ñu ëpp ci jàmm amuñu ko yàlla xam na ne
matul ñetti weer maa ngi wax ak sama benn xarit boo xamante ne daf ma présenter un de ses amis boo xam ne c'est un Libanais mu may expliquer seen dëkk ni mu mel ma koy wax ñoom ni ñu feesee suñu dëkk mu ne ma foo yaakaar ne rek nekkuñu fa ci suuf si mu ne amul mu ne ma ñoom ñu ngi fépp fu ñu dem rek dañuy làkk seen làkk waaw mu ma koy expliquer nii mu ne ma parce que seen dëkk amuñu jàmm comme ni police di def nii buñ la bu la police jàppee des fois dañ nee na dañ lay sax exécuter wax ne da nga doon résister te du mujj fenn nee na li ñuy yore ci ay cas war koo enquête kenn xamul nu mu toll comme Far West yàlla xam ne fenuma moo ma ko doon nettali ñi fa dëkk war nañu koo xam ndax man un Libanais moo ma ko nettali bu dëkk biir Amérique ñu jàpp ay sénégalais ne lañ dañ leen di wutal ay liggéey ñoom it ñu yàggamtee génn tekki parce que gis nga yenn bëgg génn yëpp nii concurrence la mooy concurrence bi ma doon wax de comme ni ñuy concurrent di créer des partis politiques di concurrent di créer ay site internet di concurrent di créer ay groupe Facebook di concurrent di génne ay groupe WhatsApp ku ci nekk di wax ne maa la ëpp doole mbooloo mii laa dajale noonu la ñuy concurrent yu génn bitim réew parce que diw mu ngi fi ñëw di def xamuñu sax ci ban réew la nekk ak ci yan condition la nekkee parce que bu la yónnee photo mu ngi signe rek yaa ngi defe ne mu ngi am alal ñëpp bëgg a génn cousin yeeg cousine yi doomu baay yeeg dëkkandoo yi ñëpp a ngi concurrence na génn rek léegi nag di nga génn goo xam ne day lakk sa gat doo maanaam da ngay génn bëgg ñibbi si mu tëla wala di rëccu ne su ma yëgoon toog réew ma ñu dajale ay sénégalais bu ñu leen yóbboo def leen ay esclave ci libanais yi ñu leen di liggéeyloo 20 heures sur 24 20 heures sur 24 ñooy mujjee tëdd ñooy njëkk a yeew te seen salaire bu leen neexee ñu ne leen duñ leen fay looloo fi xaw seetaan ngeen vidéo yi fa gars yi def ci Arabie Saoudite ak ci Liban ba pare borom kër gi di leen tëddee doom yi di leen tëddee boo jekkee moom nekk nit ku te ñoom seen recrutement bi yëpp jigéen ñu jekk ñi la ñuy jël di yóbbu mais amul kenn kuy yee sénégalais yi ci loolu quoi amul vérification pourquoi parce que sénégalais moo lay assurer li ne la daf lay wutal liggéey daf lay dimbali maire yi ak kii yàkkamti seen doom yi génn ñu jël leen def leen ay esclave bitim réew kenn mënu ci dara réew mi il faut que ñu seetaat ko il faut que ñu xoolaat ko bu baax càmbar ko ci biir ak ci biti ci ñi nekk ci pouvoir bi ak ci ñi nekk ci opposition bi parce que fu mu toll nii c'est la recherche de la profession la politique est devenue une profession li ñu wax ne loolu la war a tekkeetu ko de mbirum liggéey la élection locale yi wane ko ñëpp a bëgg a nekk maire te mosuñoo am salaire ñëpp a bëgg a nekk maire te ñëpp liggéeyu ñëpp amuñu expérience professionnelle fan la ñu jëm man tiit na te maa ngi bëgg a décourager comme sénégalais yu bëri ni ñu décourager ça fait peur kenn nekkatul en sécurité ay nit ñoo xam ne bu leen neexee wax lii bu subaa ñu soppi ko wax leneen lépp ça dépend des humeurs ay feni neen suba ak ngoon loolu rek moo xew ci sénégalais yi c'est-à-dire que ni li nga xamante ne ñoom duñ ko jàpp mu sérieux mooy gars yi français la ñuy wax mais ay feni neen lan ñuy wax suba ak ngoon si bu ma jox la kàddu bu fekkee am na su bëgg a yokk waaw salaamaaleykum sëñ Jawar waaleykum salaam maa ngi lay nuyu di nuyu say auditeurs ak auditrices yëpp ñu ngi lay fay oui bon di wax ni que man maa ngi déglu audio léegi bi nga dugal bu Barthélémy Dias bi loolu laa bëgg a wax acca oui parce que ça fait flipper quand même parce que koo xam ne da nga aspirer pour jiite ay nit te man suñu waaju daa am lu ñu doon wax mu ne ñu soo bëggee jiite nit da koy gën a jub oui te ñii li mu wax ni c'est tellement grave te man leneen laa si gis lu grave mooy que journaliste bi nekk si kanamam tamit il est dangereux te tey moom lañ jàpp ni mooy héros parce que yow comment tu peux inviter quelqu'un sa plateau
mu wax ay bêtises yow en tant que journaliste bi ñuy wax si benn niveau bi. waaw yow mënoo relever affaire bi parce que je ne pense pas que Njawar loolu su toogoon yow sa plateau mu wax ko di nga bàyyi mu dem. parce que tamit nag askan bi ngeen di waxal soo invité nit ki pour mu waxal askan bi yow tamit nga nekk tamit porte parole askan bi su fekkee nit wax na sa plateau loo xam ne waxuwul da nga war a jubbanti. wante gis nañ fa affaire copinage parce que waa ji wax rek mu ne sa garaaw rek noppi. te tey un journaliste boo xam chaque jour day def ay chronique. nit wax bêtise bu toll nii ci ta tee ba pare après nga continuer di ànd ak ñoom parce que si lu ma su ma juumul Papa Ali ñoom la àndal ay ñoom Sonko ki ay ñoom Barthélémy ci seen mouvance boobu la nekk. donc ça veut dire que nag dëkk bi dafa mel dañ ko bëgg a foowee comme li nga wax l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami loolu c'est faux c'est archi faux. nit ki il peut être l'ennemi de ton ennemi fekk yéen ñaar bokku leen ay gis-gis ci mbir mi te nag lii ñoom l'ennemi de mon ennemi la ñuy doxalee te loolu nag c'est très grave ñun moom li ñuy interpellé rek mooy sénégalais yi que des gens de bonne foi que ñu jël affaire par parlo ñu teg ko fële ñoo xam ni dañuy wax ngir yàlla dañuy wax ngir Sénégal bi ñu bëgg man de lépp lu may wax jéew ma si wax loo xam ne dama si jéem a fen wala xalaatuma ko sax parce que ba ma commencé di dund di mënal sama bopp ñii di politique kenn si ñoom peut-être amoo salaire kon su nit ki demee ba ñàkk fayda ngay xalaat ni que war nga mën a am ay lu tombé ñoom si ay pal yi ñu am ça veut dire que moto li nga doon man de damay ñaan comme ni nga koy defee képp kuy wax na wax ngir yàlla wax ak laayam taala parce que Barthélémy Dias waxam bii fenloo na ko fenloo na ñu bëri wane ne il n'est pas honnête il n'est pas sérieux parce que démb dégg ngeen ni Ousmane Sonko wax ni Macky Sall di nga ko may dara ba 2024 mooy lan parce que ñun ñëpp foofu la ñuy xaar Macky Sall mooy 2024 xaar ndax est-ce que dina déposer candidature wala déet est-ce que su boobaa Barthélémy Dias su Macky Sall déposer candidature moom ñemee na taxaw di manifester ak ku koy wóolu ko ànd ak moom fa la wax ji nekk waaw non mais c'est que il faut qu'on soit sérieux parce que lii mu wax nii su manifester ça dit que wet dina boppam kon donc kon moom il joue avec les Sénégalais c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux on l'accepte kon donc c'est nous qui n'ont pas sérieux ñun ñoo sérieux wala ñun ñoo xamul lu ñu bëgg tant que nag day tàlleeku mbaamul lemu dégg nga donc man vraiment li affaire bi ba mu ko dégloo léegi daf ma choqué parce que man Sidi Bouya xanaa xamoo am na yenn genre déclaration yoo xamante ne sax su feeñee boo ko defoon sax ay 4 ans 5 ans ci ginnaaw kenn ànd ak yow bu feeñee kooku jar na mu basé wu ci loolu pour bàyyi la xanaa xamoo ñoom Ousmane Sonko yi ak Khalifa Sall yi nii coow lii ñu génn nii jar na tax ñu bàyyi Barthélémy Dias bañ a ànd ak moom parce que day yàq crédibilité nit ñun nag sénégalais loolu duñu ko def sa waxu di dafay yàgg man na 4 ans 5 ans non mais loolu day wàññi nit ki maanaam est-ce que jar nañu wóolu ko wala déet lii la waxoon bi muy ànd ak waa ji pourquoi léegi mu bëgg koo weddi nii ñun dañuy bañ wax waxeet mais su ko opposant defee c'est bon exactement gis nga Jawar li ngay wax ni dama na si ki jox benn anecdote man ñi ma xam nañ ni man ni ma meloon si Lamine Niass ba ma nekkee Italie rajo bu World Space sax dama koy jëndoon pour doon mën am Walfadjri ba télé Walfadjri di émettre carte Walfadjri laa jëndoon fépp fu may dem dama koy def sama poche mais gis nga ba mu demee ba daan day def ci 19 février 2011 boobu 19 mars 2011 boobu mu waroon def place de l'Indépendance ba mu defee pression bi ba Farba Senghor génn ne kii fii lañ koy jox 400 millions nit ñi di kii mu wootu direct jamono mu confirmé ni jox nañ 400 millions man du boobu laa pare ci moom ba fi ñuy wax nii tey parce que man dama jàpp ni dafa féete si micro bi am na lu may bëgg a wax moom mi ngi koy waxee nu gën man ni ma ko bëgg woon waxee kon donc cette personne je le supporte te dama jàpp ni ngir yàlla mais ba ma demee tamit ba gis ni tamit doxalin bi tamit dox méngoowul comme ni ma ko jàppee parce que tamit
ba ñu dalee si région bi gis nañ ñi nga xam ne ñoo daloon si région bi te moom il avait acquitté leen Abdoulaye Wade ci ginnaaw gi Abdoulaye Wade jox ko 400 millions yoo xam ne ay employés sax yéeguñu ko il a fallu que Farba Senghor wax ko moom muy soog a leeral mbir moomu ci di nag kii nag xeexalatul ñun man si laa si pare man si je suis comme ça donc du ma ànd ak yow rek parce que da nga bañ Abdoulaye Wade te ñëpp xam nañ ne man je ne suis pas avec Abdoulaye Wade mais ça ne veut pas dire que ànd ak moom rek yow nga yor ay jikko yoo xam ne man gërëmu ma ko may ànd ak yow du ma ko def donc lii Ousmane Sonko si il est objectif il doit arrêter sa relation avec Barthélémy Dias wala su boobaa moom tamit complice la mooy lan nañ jot rek suñu jotee après ñu jéem a xool na la ñuy pàccoo maa ngi jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu Abdou Khadre ma jox la kàddu gi rapidement asalaamaaleykum waaleykum salaam Njawar salaamaaleykum Sidi bu yëg soxna Rama tey dégguma ko waaw tey ñëw di leen ziar yéen ñëpp di wax ne wax dëgg yàlla moi ñaari fan yi yëpp mën naa sax semaine bi yëpp sama xol bi day naqari ko wax dëgg yàlla Sénégal man ni ma gisee nit ñi toroxale suba ak ngoon guddi ak bëccëg muy opposition muy pouvoir kenn respecté wu ci askanu Sénégal kenn amul kenn ku ci respecté askanu Sénégal ndax lu leen neex la ñuy doxale lu leen neex la ñuy def waaw terasa am na benn sirène buy kii foofu de ci sa téléphone la wala fa nga nekk la c'est damay dawal policiers yi ñoo ma doon kii nii quoi mbaa dañ la arrêté non mais dafa am damay dugg ci péage nii ñu ne ma foo jëm ma laaj ma ok léegi di wax ne rek ne affaire yi sénégalais yi ni pouvoir ni opposition respecté wuñ leen à plus forte raison ñu ñu yaakaaroon muy le 4e pouvoir bi nga xamee ne ñun moom lañ yaakaaroon ne moo war a tax Sénégal ñu sauvé wu muy les journalistes parlo de see bëri kii du wax dëgg ku faral kenn du wax dëgg léegi nag ñu nar a dundee ci noonu fan yi maa ngi dégg ñuy wax naan ay yaa ngi koy wax sax démb naan am na borom xam-xam yoo xam ne ndax Sénégal liñ jàng ci politique am na borom xam-xam yoo xam ne mën na ñëw wax ak gars yi politique bi mais man xam naa panel bi man maa fi représenté ñi nga xam ne du xam-xamu politique bi nga xam ne moom lañ jàng ci politique bi mag yi moo leen di sauvé ndax man pour man politique bi gën a mag bi mën a sauvé réewum Sénégal dafa bokk suñuy valeur ba pare suñuy valeur ñun en tant que sénégalais en tant que africain valeur yi ñu am pour si dul basé wu bëgg a basé wu ci courant yi fi amoon démb ak bërki démb pour sauver ñooñu seen courant yooyu yëpp ñu doon defar seen base yi dëkk lañ ko doon liggéeyee ñun mënuñu construire ci loolu te loolu dafa war a leer bopp nit ñi boo gisee ni ñuy politique seen Afrique mel na kenn xamul lan la ndax ñoom xamuñu lan lay roy fa ñuy jànge ak liñ bëgg a mën ak liñ bëgg a gérer daa bokkul mënoo dem jàng xam-xam boo xam ne lépp Amérique nga ko jànge ñu jàngale seen xam-xam nan la ñuy politique nga jàng ko France jàng ko fu nekk ñëw bëgg koo appliquer ci africain yoo xam ne seen mentalité ni ñu xalaatee ak ni kii bokkul ak yow li nga jàng mais koy pratiquer ak noo koy doxalee ba mu avancé gis nga il faut que nous soyons un peu sérieux xam lan mooy ku war a gérer Afrique ak ku war a gérer Sénégal suñu dëkk yi nan la war a ko gérer te base bi ci suñu culture la ko war a jëlee ko ci leneen mënoo koo jëlee ci leneen mënoo koo jëlee ci benn croissance li ñuy wax naan croissance kenn du ko lekk mooy yi ñuy wax yi ñuy expliqué yëpp yi ñu fi génneel yëpp indil ñu ko di ñu sonal ba gars yi di si góorgóorlu pour croissance yu baax góorgóorlu pour wane ne ñu ngi jublu pour adduna bi le monde extérieur jox leen benn note bi ñu ne politique bu baax la ñuy def mais loolu ñun ñëpp war nañ koo xam man li ma jàng ci politique yëpp xool ko fii di ko xool ci politique Italie politique Espagne politique yëpp
ni ñuy fonctionner ñu si bëri dañuy fonctionner en fonction de la population en fonction ni ñuy dundee ñun nag mënuñoo jël li xew ci yeneen dëkk yi ba ko indi suñu réew ba pare te ni ñu koy indee xamuñu ko xamuñ nan lañuy toppatoo suñu waa réew non c'est dommage duñu dem te li ma metti ma dëgg Sidi Boy wax na ko léegi ñun xamatuñ fu mu jëm ndax bu fekkee ne journalistes yi nga xam ne ñoom ñoo war a di wax di segg di xool sur le bon sens leen rek ñor leen pour joxe information vraie ñooñu lan xamatul kan lañ fi déglu ak kan lañ fi déglu ñun léegi le pays va très 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 mal très très mal et que j'ai le cœur meurtri li may wax nii parce que je sais que ne on peut s'en sortir mais la may wax naan gis nga politique soxlawul ñuy sonal suñu bopp dinaa la si jox benn misaal rek ñaar nga xam ko te ñun ñëpp xam nañ ko exemple bi gën a mag ci gestion politique ou gestion boo xam ne ki ko def Sénégal kenn la muy Cheikh Ibrahima Fall muy sur le plan territorial ak ci plan yëpp Cheikh Ibrahima Fall dafa amoon ay kuy gérer bay kuy gérer kuy gérer tailleur yi kuy gérer ay lu waay di def rek amoon na ku koy gérer am na ku mu ko joxoon mu nekk ministre am nu mu la ko mën a joxe mu koy gérer di ko gérer ci diine di ko gérer ci ngor di ko gérer ci loo xam ne day dem ba pare suuf mu xam nu mu koy sàmme xam mooy ñun dañoo am ay valeurs yoo xam ne ci lañ war a basé wu pour dem mais pas ci ay politique ku la dàq indi fii loolu doctrine boo fi mën a indi ci politique maa la ko wax bu ñëwee fii théoriquement rek la koy wax mais pratique kenn mënu koo pratiquer au niveau de Sénégal. jërëjëf je suis désolé Ndiawar. jërëjëf kenn mënu koo pratiquer loolu daal laa bëggoon ñu xam ko ne ñun am nañ fu mën a basé woo jarul ñuy sonal suñu bopp doctrine yëpp laa la wax kenn mënu koo appliquer Sénégal waaw. je vous remercie di jéggalu daal ku ci déggul la naqari nga baal ma xam ne tey xol bi moo doon wax. voilà jërëjëf Abdou Khadre xam naa mbokk yi fa la ñuy def naa Papis Fall moo ma doon woo léegi nii wax ji dégg daal dégg nañu ko quoi dégg nañu ko li Sidi Bouye aussi mentionné parce que nit bu fekkee benn c'est parce que waa ji il n'était pas sérieux bi muy interpréter constitution bi la quoi boo jëlee benn article bi rek nga développé ko loolu lay signifier mais dafa am leneen lu ko tëj quoi leneen lu ko tëj nag mooy nul ne peut faire 2 mandats consécutifs loolu moom bu la benn bi rëccee rek beneen bi jàppale Papis rapidement ma jox la kàddu gi. allo Ndiawar na nga def maa ngi nuyu ñëpp si panel bi Sidi Bouye Soxna Rama Amadou Diop ak grand bi soog a jàll si je fais une synthèse par rapport à le non expliqué ça veut dire qu'en réalité sénégalais yi ils se sentent pas en sécurité dans leur propre pays mais aussi à l'étranger voilà et que voilà tey force bi gën a topp Sonko Barthélémy c'est parce que tamit ñooñu topp ñu woon nit ñi gënuñu pour Khalifa Sall ak Karim Wade c'est parce que tout simplement Karim Wade ak Khalifa ils ont exercé des mandats dans le pays et ils ont été coupables de faits commis ou de faits omis parce que Karim dañu toog papam jox ko 4 ministères papam nekk en fin de règne muy def lu ko neex nit ñi gis ko parce que aussi il faut que Sénégalais yi jàngat bi foofu la quoi c'est-à-dire que aujourd'hui quand tu fais du mal dans ce pays-là en exerçant le pouvoir suba boo amee problème gars yi du ñu génn quoi. waaw duñ la faale de loolu moom dëgg la moom. duñ la faale. nga jàppale ay sëriñ nga jàppale ay groupe de pression nga def loolu de population bi duñ la topp. ça veut dire que en réalité tey Sénégalais. seul le peuple est souverain. pour man enseignement bi foofu la dëgg la fa la nekk sax. parce que Ablaye Wade ñëw na gars yi topp ko lu tax doomam jàpp ko gars yi gënuñu. ah illa jar naa laaj de. dafa leer nañu. dafa leer nañu c'est-à-dire que Sénégalais yi bu ñu la jàppee la main dans le sac nga def jour boo amee problème gars yi lay seetaan. tey Sonko Barthélémy yéen a ngi koy wax plus versatile que Barthélémy y en a pas mais plus versatile que Sonko maintenant y en a pas tamit nañu toog
fi la taxaw naan main propre dëkk bi ñu jot a exercer ñii duñu ànd ak ñoom mu ñëw ànd ak Khalifa Demba barka Demba ate pa la woon Ablaye Wade ñëw mu ne fekk paa bi doon loolu nit ñi ko système bi du nit ñi ban journaliste ban intellectuel sénégalais moo gën a def ñu la mooy système xam nga la mooy système moo ko si rajo bi un système c'est un ensemble d'éléments qui rentrent en interdépendance c'est-à-dire système du nit ñi kese mais système idée yi la système outil yi la système ressources yi la système c'est tout c'est un ensemble d'éléments qui rentrent en interdépendance wax ñu un ensemble de personnes de élément la ñu wax tu sais qu'en physique un individu est considéré comme un élément moo tax ñoo atome dëgg la donc il faut pas que ñu jàpp nit ñi pour ay dof c'est-à-dire que naxaate bi moo war a jeex et c'est là où je suis d'accord avec Sidi Bouya Ablaye Wade xamoo ne dafa am 3e mandat on s'en fout que Wade amoon 3e wala 4e mandat problème bi lan la woon pa bi def na 2 mandats dafa waroon dem na dem mais war a taxaw di ko légitimer mais ça veut dire aussi autre chose jàngat bi si am mooy que ñoom ñëpp amuñu conseil en communication parce que raté yu barke de la mi di def moom la Sonko di def moom la Macky Sall di def moom la Abdou Mbaye di def moom la El Hadji Diouf def keneen ak keneen dans ce pays là xamul tax raté communication du am parce qu'ils s'en battent les couilles du peuple. duñu déglu kenn sax dañu déglu kenn. non dama la ne peuple sénégalais la ñu considéré dañ koy utiliser. suba ay Barthélemy ni ñu jëlaat nguur gi nga xool li xaw si dëkk bi les gens vont ressortir problème mu Sénégal yëpp mooy ñu koy jiite dañu faalewul peuple bi faalewuñ sax ñu àndal. lu leer laa la wax yéen a ngi naan presse sénégalaise bu ko tàll micro presse dafa war a mais Sidi Bouya moom war na mën a xam ni que presse bi même moule social lañu jógee mais Barthélemy kan moo ko jur. kan mooy Jean Paul Diaz. lan la namp fan la nampé na ma wax. parce que culture politique bu nekk Sénégal yéen a ngi yaakaar nañu koy changer parce que tey bu ñu nekkoon dans la rigueur ñun ñëpp on avait dit que la seule voie qui était sûre c'est qu'il fallait se démarquer des socialistes et des libéraux mais tey ba ñu toogee. ay libéraux ñu leen di dem di accueillir à la permanence de Pastef ce qui est dégueulasse d'ailleurs pour ñun lu ñu jot a liggéey mais dañ koy def parce que ñu fi nekkoon ñu fi njëkk ñëw ñuy nekk si naaj bi di xeex ñooñu faale wuñu leen ñoom ñëpp noonu la ñu mel y a aucun homme politique au Sénégal tey jii bu taxaw boo xamante ne am na réflexe su xalaat peuple bala muy agir amul ça n'existe pas amul wallaay mais si Sonko ça n'existe pas Sonko te ñu ko wër fi la ñu taxaw si dalee keroog maa ngi gis waa ji ñëw ne way waa ji ne ko Sonko moo ne woon jour bu mu waree ànd ak ñoo xamante ñoom ñoo tax ñu dugg si politique xanaa nous on sera les derniers on sera si cela mu ne ko Sonko fan la ko waxee ça veut dire que ñoom du ñu déglu salu Sonko di wax c'est-à-dire que yow ñun ñoo toog di déglu Sonko ñi ko wër gars yi andil ko vaar bi moom moo ko waxoon bu ñu ko nee suba na ànd ak Khalifa tey Khalifa moom mooy taxaw il a vu la situation mu ne léegi da koy récupérer Khalifa lu tax yeewul le matin dem fekk gars yi au palais de justice pourquoi Khalifa bu mu génnee quel a été son discours lu dafa tuumal yàlla tey moom bu génnee prison tey buñ ko jàppee prison tëdd moom si yàlla la ko wekk ndogal yàlla kenn mënu ko daal loolu la wax man dama yaakaar ne sëñ ñu moo doon wax tey lay gën a tey waxu nit parce que le peuple est dehors il faut le récupérer nee naa la c'est un jeu wallaay c'est un jeu ils sont en train de jouer avec nous léegi nag bu population yi mënoo la yeewu ñu jóg def seen questionnement bopp ñu jël seen recul ñoom ñoo xam mais je dis qu'on est mal barré parce que fu mu nekk nii Sénégal problème mu njëkk Sénégal du problème mu sàcc fende c'est-à-dire njublang bi dafa egg à un sommet Sonko il a gagné ce qu'il voulait parce que tamit benn affaire dafa am Macky Sall stratégiquement sincèrement il est nul que ñu ko wër ils sont pas bons yow nan ngay mën a toogee à 2 mois des élections locales yow situation Dakar nu mu mel Barthélemy di nga ko teg maire de Dakar Barthélemy ban jàng la am war a gérer ay plus de 100 milliards fan la koy dugal ban profession la am léegi yow yaa ngi tax waa Benno Bokk Yaakaar dañuy perte Dakar à cause de ça mais le fait que Sonko ñoo dugg ci affaire bi ça veut dire que Ziguinchor Kolda Kaffrine ak feneen c'est fini hein dama lay wax aujourd'hui les Sénégalais n'aiment pas l'injustice ils ont un sentiment comme quoi nguur gi dañ li jaay doole kon duñ ko votel mais Macky yow nan nga mën a defee li toi avec ton entourage yow tu n'es pas président mais yaa ngi yàqal sa ay maire u dëkk tu es en train de détruire le travail des gens yoo xamante ne au moins am na ay maire APR qui le méritaient pour mën a liggéey seen dëkk léegi dañu ñëw dem à l'aventure ñu dem jël ay maire yoo xamante ne c'est des maires d'opposition xamuñu sax ils sont capables ou ils sont pas capables on va les mettre dans les villes tout ça à cause de ta connerie là li xew démb dafa ñaaw ça veut dire que le peuple est souverain seulement ce peuple là
ce peuple est souverain ku kenn mën ko weddi mais le peuple nag léegi moo war a liggéey ñu xool suba yan Sénégalais yu baax la ñuy jiital parce que ñu fi nekk man mënu ma leen wóolu fu may tege son baram c'est de dire aux gens là que bu dee Sénégal li fa xew lan la on va voter pour le mal pour ne pas voter pour le pire. pour le moindre mal le moindre mal. c'est le moindre mal. aujourd'hui foofu lañ toll. wallaahi tey kenn si ñoom amul équipe expert tey si ñoom tey kenn man déglu naa la ñoom gisuma seen offre politique. on vote pour le tey moindre tout le mal monde est en train de présidentialiser l'élection locale képp koo wax mu ne la man sama président Ousmane Sonko président la Malick Gakou président la Macky Sall président la Khalifa Sall président la nit ñi voté lu ñu candidat bi au niveau local ah. waaw non d'ailleurs boo xoolee seen photo yi ñoom ñëpp dañuy teg président Ousmane Sonko après ñu def ku koy représenté au niveau local ñu def photo Macky Sall ñu jël koy teg au niveau local waaye Macky Sall na ñoo gën a yées yëpp wax ñu ne la man damay respecté président moom moo jox confiance ñun de confiance président la ñu yore léegi ñun président la ñu war représenté ñu war tout pour gagner pour honorer le président mais loolu mooy élection locale ça veut dire que ñoom ñu ngi organiser élection boo xamante ne ñoom xamuñu ko. Ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas l'intérêt et l'enjeu des élections locales. Je suis désolé. Bu leen ñoo nag après ne ma dafa jàngam dafa bari bu beneen woon dafa jàng yéen ñëpp ak population yi leen défendre xamu leen la mooy élection bi ñuy voté xamuñu ko. loolu moo xew si dëkk bi xam-xam moo jeex Sénégal borom xam-xam yi di ñu wax au moins il fallait combattre Ablaye Wade borom xam-xamu Sénégal yi yëpp jóg pourquoi parce que dafa am ay lobby yu leen di corrompre si gannaaw c'est des corrompus nos intellectuels sénégalais nos vrais journalistes c'est des corrompus Sidi Boye lu mu wax moo si nekk c'est-à-dire que intellectuels yi journalistes yi gars yi war a wax c'est tous des corrompus dëkk bi loolu moo fa nekk c'est un pays de médiocre un pays de corrompus. duma ci teg dara ñu dox daje incha allah altine ci beneen émission info autrement di leen jéggalu képp ku fi dégg loo xamante ne neexu la ñu ngi lay baalu je suis désolé amatuma sax ay mots quoi. ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo di suñu kër FM seeni kër laa sama gaa ñi dégloo di suñu kër FM suñu rajo laa suñu rajo laa autrement du fenn fu dul fii si sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg man